ren nag Youssou fayee na ko grand balu arena bi ca fi nga xamante ni moo di arena bu Diamniadio Pape Diouf a ngi fay waaj a dem sax moom it mu ngi préparé guddi gu mag Pape Diouf ak Génération Consciente Pape Diouf qui viendra nous voir fan yi amul jot nag entre tournée yi spectacle yi ak li nga xamante ni mu ngi koy jagleel africain yi parce que Pape Diouf Gambie Pape Diouf Sénégal Pape Diouf Côte d'Ivoire Youssou dem arena bërki démb bu ngeen fàttali ko itam daaw la Pape Diouf jàppoon date pour dem arena bu Diamniadio ren nag incha allah mu koy préparé il viendra nous voir en attendant Titi di ñu rejoindre ci plateau bi on va retrouver Chérif Dia pour xët yi titres yi li mu nar a développé bu ñu demee ba benn waxtu jot Chérif ñu ngi lay nuyu bokk na ci li nga nar a waxtaanee taxawaayu cadre unitaire bu islam ak SYNPICS. jërëjëf Pape ni nga ko waxee noonu la jamono ji kon ñoom waa cadre unitaire de l'islam ñi ngi présenté seen charte de non violence ngi rek wax acteurs politiques yi ñu xaatim ko su ko defee fitna bañ a am ci campagne électorale bi ñu dëgmal li ci des sax bariwut laata kon ñi amal élection locale yi jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier taskatu xabaar yi réeroo am na seen biir ndax waa SYNPICS woote woon nañ li tuddee ab lël di assise wante organisation yu bëri demun ca boole na ci CDEPS gi ëmb patronat de presse bi wante waa Corée di demun naka noonu waa appel na ko xam mooy ñi yëngatu ci wàllu internet bi mu ni kon réeroo am na xibaar yi ñu ci mën a jot mooy am na ñu ciy dox tànku jàmm ba ñoom ñu mën a déggoo ndax loolu kon di assise de la presse bokkoon na kon ci plateforme boo xamante ni kon ñoom tasukaayu xabaar yi déposé woon ko ci ministère bi ñu ko dénk ci ñetti fan ci weeru mai bi ñu génn ba doon amal seen manifestation devant ministère bi ñu dénk wàllu communication ak culture fii ci Sénégal doon ko topp kon xool fan la waa nit di mujj gëtam Pape. Voilà donc merci Chérif pendant que ngay joxe titre yi maa ngi doon waxtaan ak invité bi donc ci kanam bu 13h jotee on te retrouve pour journal bi élection yi comme ça yoo toogee dañuy profité am tuuti explication ci actualité nit ñi ñu ngi sensibiliser pour ñu éviter violence bi mais on a remarqué ci gox yu bëri na ay acte de violence yu am ci campagne bi loolu nag doonul lu ñu bëgg ci période bi les Chérif. waaw élection moom warul ànd ak violence sëñ Pape ba fekkente ne candidats yi bari nañ fii ci Sénégal collectivités locales yi bari ku ci nekk bu fekkente ni da nga am sa programme je pense que li gën a am solo mooy débat bi ñu def ku ci ay idée ci xalaat maanaam li nga yéene sa gox-goxaat nga ñëw exposé ko ñii di électeurs yi ñoom nag bis boobaa bu ne ba ca mbañ gàcce ga ku nekk xool. ki proposé li gën ci diwaan bi ñu daal di lay voteel loolu su amee kon jàmm danaan ñooyee mais nag comme ni ñu ko waxee Sénégal moom histoire politique am ak fitna danoo yàgg ay nit ñàkk nañ seen bakkan ci ay élection muy législative présidentielle élection yi nag xëy na dafa wuute ak yooyu parce que maa ngi koy méngaleeg wàllu nawetaan ndax comme gox-goxaat la candidat yi xamante nan militants yi itam xamante bokk benn quartier moo tax bu fekkente ni caravane yi daje nan su xel yi déwul rek fitna mën na am moo tax kon initiative boobu cadre bi jël wii am na solo mais li koy jëmmal dina jafe parce que des fois nga mënoo maîtriser ñi nga xamante ñoom ñooy ay militants yi wante Sénégal moom seetlu gi tamit mooy képp koo xamante ni yàgg nga fay yee fitna li lay fal bariwul parce que bu ñu demee ba ci mbañ gàcce ka bisu élection yi li ñu nemee ko mooy candidat yi gën a am jàmm wala ñi gën a yaru tamit bokk nañ ci dañ leen di sanctionner positivement donc ku fi yee fitna tamit xëy na ci la yem ñi yee fitna tamit mooy nervi yi wala yenn saa yi ñu jël ay mbër loolu aussi je pense que ñoom war nañoo xoolaat seen boobu xool goo xamante ni ñu bañ leen a manipuler di leen dugal ci loo xamante ni mën nga cee ñàkk sa bakkan te ku ñàkk sa bakkan yow yaay perte ak sa njaboot parce que politiciens yi bu ëllëgee danañ joxante loxo ñoom ñu ànd yow xëy na nga daal di indil problème say wajur surtout bu fekkente ne dañ la yaakaar exemple bi ñu fi joxe saa su nekk mooy la daloon Ndiaga Diouf saa su nekk fii ci Sénégal muy ci atum 2011 ba léegi ay nervis yu ñu utiliser ñuy dem di attaquer barab ba bakkan rot ca donc loolu tamit ñi nga xamante ne kon ñoo ci yëngatu bu amee lii mbër yi tamit ñu leen ci sensibiliser si wàllu képp koo xam ne am nga doole parce que gis nañ journal yi tey liñ génnee neexul ay images yoo xamante ni ay nit ñu gaañu ba fële ca Kaolack tribunal ba mujj na cee amu yoon te loolu rafetut. donc loolu defe naa leer na ci ay explication par rapport ak violence bi nga xam ne dañu ko seetlu ci boor yu bëri fii ci Sénégal jëm ci campagne beeg élection yi ñu dëgmal xam naa dañu lay bàyyi nga pause bu ko defee 13h nga dellusiwaat. pour journalu wolof bi ñu ngi lay gërëm. en attendant dañuy tàmbali waxtaan bi ak Titi qui vient donc de nous rejoindre ci plateau bi ñu bëgg lool tey ci recevoir ko fii ci këram. digganteem ak Youssou Ndour kenn dootu ko naatable waaye daal dinañ ci ñëwaat
bi Covid bi ñëwee yu bëri gisuñu suñu artistes yi def ko. Titi yàgg nañu dajale chaque année Grand Théâtre yàgg nañu dajale cosaan yàgg nañu dajale ci ay concert ak ay spectacle loolu xam naa dinañ ci ñëwaat parce que dañu bëgg a def bilan bu ndaw laataa ñuy waxtaanee dikkatina nag mooy lu bees li nga xamante ni moom la ñu Titi jagleel ñun sénégalais yi Titi yee ñu ngi lay nuyu gëj nañu gisante ah. waaw yàgg na nag Pape. naka mu. ça va. yaa ngi cool bu baax. waaw may sant ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan depuis que ñu dégg ni yaay nekk invité bi tey ñëpp a ngi lay xaar. dëgg la Pape di kontaan di sant yàlla. di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur di kontaan di nuyu ñëpp internautes yi fans yi Dakar. Banjul fépp ci àdduna bi diaspora bi. Mauritanie ndax ñëpp bëgg Titi yee. waaw maa ngi jaajëfal ñëpp. Titi bu àdduna quoi. bi ñu commencé émission bi sànq. teg naa gën gi dëkk teg naa bul may fiire teg naa nit day xam boppam c'est-à-dire waxuma sax woy yu bees yi mais boo demee ba ci sa premier album saa yoo dégloo ay woyu Titi day mel ni tey nga ko tëgg et je pense que question bi dama la ko laaj la ko parce que li ma mënul comprendre mooy lan mooy secret Titi. secret amu ci Pape sant yàlla rek liggéey rek di koy sant yàlla parce que aussi def dara à chaque fois bu neex nit yi à chaque fois mu nekk it wala mu dugg ci xoli doomu aadama ak aw yi suñu borom da cee am wàll. waaw te man li may wax rek suñu borom moo tax li ma nekk tey ma nekk ko. kon sant yàlla rek. mais dëgg la loxo suñu borom mu ngi ci. mais talent bi. savoir faire bi. ak xam-xam bi ci musique bi loolu yëpp expérience la boo xamante ni da nga ko teel a am. balaa sax ngay dugg ci musique. waaw balaa may dama waane nag. donc quoi. loolu taxoon sax bi ma ñëwoon ci scène musicale bi depuis loolu nit yi dañuy foog ne je suis tellement âgé ba. xam nga ni foogoon xam nga rek tendance. future parce que da nga màggandoo ak daanaka sa carrière en fait. dama rampé nekk xale teel a bëgg musique. waaw doo nag di ci def lu ne léeg-léeg ma wéet ne nañ def nangam ne xam nga nag loolu tax du may bëgg a wéet. bu ma wéetee rek du baax. bay créer ay affaire donc yooyu. di bind di teg waaw wala waaw donc yooyu la daal ba nga xam ne su ñëwee rek donc nit yi dañ ci gis seen bopp. tey boo dee dégluwaat sa woy yu njëkk yi premier album bi ba ci album bu mujj est-ce que li mélomane yi di yëg yow loolu ngay yëg yow des fois day jaaxal sa bopp. waaw sant yàlla bay xam nga nag tamit lu jóge ci xol it ci xol lay delloo. loolu day tax rek ma ne waaw fii defoon naa fi lii. bii di ñëw naa def nangam. loolu laa ciy def jàngat googu laa ciy am à chaque fois. parce que su ma ko jëlaatee déglu ko wala ma jëlaat ko seetaat ko dama naan écoute lii mun naa ko jëlee fii yóbbu ko fële wala ma defee nii tegee ko ne loolu laa ciy def. boo toogee tey 2021 ba gis fi nga toll. est-ce que bi ngay tàmbali diggante bi ngay jógee Sénégal dem Guinée Fanta Mbacké Kouyaté taseek Youssou Ndour mu ne la dellusiwaatal Sénégal ak li nga jot a def yëpp. doo toog ba xalaat ni est-ce que amoon nga yaakaar ni fii nga toll tey di nga fi toll bi ngay doog a tàmbali surtout. non. xalaatoo ko woon mais nag daan naa ko fooyee. waaw parce que si samay parents nee nañ ma bi ma nekkee xale dama doon wax ne man maa Youssou Ndour. ah bon moo tax yéen ñaar ngeen doon timbre vocal. nee nañ ma daal bi ma nekkee xale boobu surtout bu ñu ma yóbbuwaan colonie de vacances sport. dama daal maa Youssou Ndour suba man maay nekk Youssou Ndour. nee na dama ko doon wax. waaw donc kon mbiru suñu borom la rek. su loolu amee ba tey ñu mën a ñëw suñu borom sottal ñu nekk tey ci level bi ñu nekk dañ koy sant yàlla. dañ koy sant yàlla kay. ñu gis itam ni bi Covid bu duggee ci àddina daanaka artistes yu bëri dañoo pause yow tamit nga bokkoon ci scène bi manqué wu la woon. si vraiment manqué na bu baax. 2 ans Covid 19 moom duñ ko fàtte nag Pape. naka nga ko dundee woon parce que jotuñu woon gisante. non j'ai rencontré presque beaucoup d'artistes yoo xamante ni waxtaan nañu ci difficulté yi ñu doon dund mais yow naka nga ko dundee woon. waaw sant yàlla nag mais tamit du woon lu neex quand même. parce que aussi loo xam dafa ñëw rek sur sa kanam. on n'attendait pas ça quand même. mu freiné ñu bi on avait fait 11 titres 10. yu waroon génn. non mooy Baye Karim bi ñu génne woon. xam nga album bi dañ ko génne mu def it. mais dès que mu génn rek Covid bi ñëw arrêté ñu. boo ko man je pouvais pas continuer xam nga donc c'était un peu difficile quand même. mais ñu sant ko yàlla ça m'a permis aussi de travailler ci beneen affaire. waaw ba nga xam ne donc doo ko yëg. ci beneen affaire maanaam. sama job. sa job yaa sama ruq. ne ci leneen quoi. et parce que yéen artistes yi ak seen orchestre yi ay chef d'entreprise ngeen.
groupe boo ko yoree au-delà de woy yi ak spectacle yi am na noo xamante ni noonu nga leen war a toppatoowee parce que sa personnel la ñuy nekk sa groupe la sa entreprise la est-ce que yomboon na. pour nga gérer par exemple bëri bagage ak sa staff. non dina doon metti nag. mais yàlla dimbali nañu génn nañ ci nag macha allah. waaw sant yàlla. donc amuloon benn problème. waaw sax dañ koy sant yàlla parce que tamit wéetaay sax boo dee xool mook àdduna ànd. ndax comme ni ñu koy waxee ne bu kenn ragal wéet. ndax balaa ñoo gane si àddina njëkk nañu wéet ndax ñu ngi si suñu biiru yaay. kenn nekku fa. ñun rek ñoo fay nekk ak suñu borom bi wa taala. donc kon pour man sax ragal wéet yëpp yàlla la. nit ki parfois il faut savoir nga wéet tuuti. day tax nga gën a xam sa borom. waaw c'est ay léegi nu mu lay xoolee parce que bi nga nekkee xale ñoom bëgguñu woon nga woy bokkuloo ci famille géwél amuloo benn mbokk boo xamante ni dafay woy mais nga dem ba ñu ràññee la ci woy yi naka la lay xoolee. ak moom mooy premier fan. mooy premier fan bi léegi finalement. démb wax naa ko moom mooy premier fan da nga gis ne même album Baye Karim bi son bi sama mbëggeel ma ni ma la nubbee ëpp moom mooy sonoreem. dès que saa son day jug di fecc wala comme ni su ma fa demee fekk muy def anniversaire am. day jug di ma feccal. bu ma xoolee ni xam na ne man dama bari kersa te damay rus pour woy ci kanamam waaw damay rus pour woy ci kanamam ak yooyu. mais moom day jug nag commencé di fecc pour que man ma jug aussi xam nga. donc yooyu damay kontaan damay bég daal. pour nekk à l'aise quoi ci kanamam et tout ça lan moo tax nga timide nga bëri kersa. waaw suñu borom moo ma bindee noonu suñu borom moo ma ko bindee mais bu dul loolu léegi musique bi def na léegi dama léegi rusatuma de da nga yëngu ci scène bi. waaw léegi même bu dul scène sax léegi même bu dul scène bi sax léegi même en dehors de la scène aussi damay yëngu léegi. damay yëngu léegi rus gi moom maa ngi koy dindi léegi waaw kay dindi. nga génne single bu bees di nga ñu ko woyal bu ca kanamee tuuti tuddee ko dikkati naa lan moo tax dikkati naa. dikkati naa bi nag le nom est venu de Ibou moom nee naa ko dikkati naa dafa poñe. parce que boo dee xool aussi li muy def dikkati naa ci suñuy produit xaw na bari. moom dafa mel ne nag dafa jàpp dikkati naa bi da tëkkaa bàyyi ma ne ko pourtant Ibou ba su dee dem fenn bay dikkati. c'est vrai que saa yoo toogee tuuti booy ñëw. waaw moom toujours day utiliser moom moo boobu da ko neex. xam naa moo tax rek mu utiliser ko ci bii ni bii on pouvait utiliser beaucoup de mots quand même. parce que mbëggeel la jigéen ku ko uuf yaa ka moom yaa beaucoup de choses yu nga xam ne vraiment on pouvait mënoon ne ko ndax it ñëpp xam nañ ne live la. dañ ko remix ci. live la bu ñu waaw non ci album bi la bokkoon. ñun ñu jël ko def ko live carrément quoi génne ko et puis da nga mën live ba noppi itam mën variété c'est-à-dire fu ñu la dugal nga dem bu dee jazz bi da nga koy woy bu dee slow bi da nga koy woy bu dee woy tubaab bi da nga koy woy bu dee mbalax bi itam da nga koy woy naka nga def ba acquérir expérience boobu noonu. waaw man damay def classique damay def acoustique. damay def moderne damay def traditionnel. damay taasu. parfois da ngay taasu. waaw man taasu njole moo tax ma bàyyi taasu ak kii Ngoné Ndiaye. ak Ngoné Ndiaye gi. waaw ndax nag dëgg du neex damay bañ a toog sama kaw. waaw dëgg la de. te xam nga vraiment ñoom liñ ciy def daf ma neex. mais da nga daan taasu xanaa. oui léeg-léeg kay ma daan kaajee nag ma bëgg cee génn rek waaw il faut que nag ma daan def noonu nag dëgg du neex mais nag après bi may ñëw ci scène musicale parce que boobu temps maa ngi woon Guinée. bon ma ne pourquoi pas du ma ko bàyyi. ci laa ko bàyyi ñëw ci. musique bi daal ci woy bi carrément waaw mais nag yàlla defal na ma sutura aussi am na sonorité musicale yu bari yoo xam ne sama suñu borom bi dimbalee mën naa cee teg sama empreinte ba ci musique nigérienne yi musique afrobeat yeeg yëpp daal vraiment macha allah. parce qu'on a remarqué loolu moo la permettre ba bokk nga ci woykat yu jigéen peut-être yu def mbalax yu gën di def ay featuring yu bëri di def ay duo ak ay rappeurs c'est-à-dire rappeur bu génnee album. bu toogee li muy njëkk wax mooy am na benn son boo xamante ni titi laa ko defal ko. waaw def nañu ak même tout récemment sax def nañu benn ak Fata waaw def nañu ak Dip defoon naa aussi ak Gaston vraiment mu nekk ñoom tamit lu ci bari lu ñuy def dañu ma ci boole mu nekk lu ma neex tamit ndax it dama rafetlu seen liggéey te it rab bi dafa neex macha allah man it dama si gis sama bopp waaw loolu moo tax lan moo tax toujours ngay nekk à l'aise ci beneen artiste par exemple sànq ñu ngi seetaan Jamil 2017 Bercy saa yoo yéegee jàkkaarloog Youssou Ndour toj salle bi duo yi nga def ak rappeurs yi spectacle yi ngay def di fekk sa ay nawle artistes ci ay scène toujours da ngay dem à fond boo nekkee ci scène. waaw xam nga nit tamit bu la jiitalee ci mbiram da koy bégal te sama papa Youssou daf ñoo bégal depuis
boobu ak tey. te it il fait partie ci ñi nga xam ne su ma bëggee musique. moom bokk na si. man loolu dama koy wax toujours fu ma toog. bu ma ñëwee Dakar di musique sax il fait partie. comme ku mel ne Alpha Blondy bon bari na nag. Oli c'est y en a beaucoup parce que mun naa ne presque ci terre musicale yëpp la. donc ku ci nekk tey mun naa ci am sama source musicale. mais bokkul Pape Youssou. dafa nekk ku nga xam ne man depuis bas âge dama ko mos a bëgg. samay frères aussi toute ma famille. waaw dañu ko bëgg donc. su yàlla defee loolu ma daan fooyee ñëw tey nekk su ma invité ci scène am dama ko war a bégal moom. parce que moom daf ñuy bégal. daf ñuy bégal boo déglu musique am lépp loo nekkee woon da nga koy dindi. ensuite dafa def ci musique lu nga xam ne indéniable. waaw man te ku nekk bëgg na def lu mel noonu. waaw moom it mu ñëw na delloo ma respect boobu. mënoon na ñëw gis ne xale laa mën naa way du ko avouer. mais Youssou laa toujours avouer. ba Sénégal àdduna bi yëpp gis ko ne. Titiye mooy waykatu Youssou. te su ko neexoon ak. ñi mu uuf ñëpp. ragal a féete dafay xañ a wërsëg effectivement. uuf na ñëpp. ñëpp a ngi jaar ci loxoom. tey du sénégalais bi du américain bi du français bi Youssou a travaillé presque mondial. donc su ma nekkee tey man mu ndaw mi moom mu mun a ñëw avouer sama talent. avouer sama mën a way avouer que ni moom su ma wayee moom day bëgg. du ma gën a gore. waaw loolu moo tax ma ne su ma ñëwee ci scène musicale am. dama koy bégal ba mu kontaan. waaw da ngay joxe li nga am yëpp quoi. damay joxe lu ma mën ak lu ma mënul yëpp. pour moom it mu bég. pour mu xam ne moom it ni may bégalee. pour moom it mu xam ne fi mu ma teg delloo naa ko. ci kaw scène bi waaw. yéen da nga bokk ci génération boo xamante ni révolutionné ngeen daanaka musique indi ngeen ci seen touche waaye jamono bi ngeen di ñëw internet xewul way jafe woon na siiw itam jafe woon na mais ñu toll ci jamono boo xamante ni way bëri na artiste bëri na yenn saa yi mbir yi niroog lu jaxasoo yow avec le recul naka nga gisee paysage musical bu Sénégal bi actuellement surtout ak génération bu bees. daa meññ rek. dafa meññ et y a pas trop de maison de kii. de production. mais bu du woon loolu sax du ñu yëg pénurie boobu. mais dafa meññ ne et c'est normal aussi. musique tamit loolu la laaj parce que boo dee xool les pays américains tey ñoo ñu gën a rëy. ñoo ñu gën a large te sonorité musicale yi fekk mexicains yi les américains. comment dirais-je sorte musicale bu ne ma nga fa. donc li tax gisoo ko li tax ñu koy pousser parce que ils ont les moyens. de pousser musique bi nga xam ne tey ji képp kuy artiste ci nga war a mën a gën a yëg sa bopp. mais nag par contre en Afrique surtout nag le Sénégal. on n'a pas ces moyens. donc c'est pour cela que day. talent baa ngi fi meññeef baa ngi fi mais moyen moo manqué ñun Sénégal mun naa ne boo dee xool nu ñu mënee xool bu ñu duggee ci benn morceau. dañuy jël suñu temps. dañu koy defar ñoom Pape Oumar ñëw ñoom Jimmy Mbaye ñi nekk ci benn accord. pour rek buñ la ko tegalee nga gis sa bopp. mais tey tubaab du liggéeyee noonu. 1 2 3 pop mun na pare. donc musique sénégalaise riche na de. c'est tellement riche waaw mais moyen tamit ça manque daal waaw dafa manqué nag. waaw il faut que suñu wax ko loolu mooy war a parfois da ngay dégg artiste dem ba ci biir donc dootoo ko déggati parce que moom mooy mujj a jug sax di démerder avec ses propres moyens. c'est pas facile. y a pas de sponsoring bu nga xam ne tey jii am nañ ko au niveau du Sénégal bu mun a jàppale les artistes. ça souffre quand même. dëgg la nag le gouvernement defoon na benn geste ci Covid bi ñu ngi koy remercier vraiment di remercier aussi le ministre de la culture. mais parfois c'est des choses qui ne suffisent pas. ça ne suffit pas. waaw loolu mooy tax. maanaam doyul nii actuellement quoi. non du doy parce que tey artiste bi fiy ñëw di dund musique kese. dafa bari. doo ko mën a xoolal man tey man mënuma dund leneen. man musique laa xam. amuloo benn plan non je peux pas. jaayoo jëndoo commerce. su ma dem de way boobaa da nga may dàq. dëgg la de. barke yi te mënoo leneen man way rek man daal way daal damay nelaw sax damay nelaw sax jékki yow na kon maa ngi tëdd ma kon di tëddaat. barke yi bi suñu borom moo ma mooñaale loolu. mais naka nga koy gérer nekk jigéen nekk mère de famille yore borom kër war a gérer sa life mais en même temps mu metti naka ngay réussir bay sant yàlla parce que def lépp musique ak lépp liggéey yëpp rek da koy sant yàlla c'est pas facile. dans la vie dañ ñëw pour di daw dañoo ñëw pour di sonn donc c'est normal. loolu rek la mais yaa ngi ciy génn quand même. waaw tu t'en sors quand même. waaw ñu ngi sant yàlla. clip yi ay defal sa bopp. non je travaille avec Prince A. clip bi je l'ai fait ak Prince A. mais des fois nga dem ak sa non damay job ba pare indi jox leen. même boo xoolee album bii les 10 titres qu'on a fait. moi j'ai travaillé la moitié.
après laa ko indi jox ko Prince Art. Après ñoom ñu àggali ni ci aussi des quoi. Ibou Seck je travaille maa ngi yu bari yu may job yoo xamante individuel. si ça m'arrange wala ma gis si ne war naa ko mën a jox dama ko koy jox ñu job si. duma xaar si et yooyu. puis sur le plan international gis nañu léegi nii li artistes yi xewal mooy yamaletuñu rek seen ay fusion fii ci Sénégal. de Youssou Ndour aux autres. ñu ngi dem ak waykatu Nigéria yi waykatu Amérique yi. waykatu France yi est-ce que yow yaa ngi ci projet yooyu. waaw bëgg naa ko. mais aw ma ko. parce que tamit damay liggéey ak label. label bi moom mënoon jàppale si loolu. yaa parce que maanaam booy liggéey ak label da ngay toog di xaar label bi. mooy non si décider dina wala pas les moyens parce que même bu fekkante tey da nga dem def featuring bi xam nga comment ça se passe yaa benn kii. ok da nga ba nga xam ne donc pour man sa label war na la mën a pulser. mettre le devant la scène bi nga xamante tey jii yeneen artistes yi war nañu mën a am benn connexion bi ci yow mu yombalal leen ko. connecté leen ngeen job. waaw foofu laay waxee. lan moo la gën a naqari ci carrière bi mënul ñàkk balaa ñuy wax ci la gën a neex c'est-à-dire yoo xamante ni da ngay jékki-jékki toog xalaat ni bu démb doon tey du ma musique wala bu démb doon tey du ma siiw. waaw xam nga loolu nag pour le dire parfois aussi c'est pas facile. vu que ne moomuñ suñu bopp. donc pour man ku ci nekk ci side bi mu nekk bu la waxal li mu nekkee nga fàtte sa bopp. donc nañ ko sant yàlla c'est la vie. mais comment tu fais pour gérer. mais li ma koy defee rek ça c'est de sant yàlla Pape Cheikh. Pape Cheikh di day sant yàlla waaw parce que moom ma sama bopp suñu borom moom. da ngay bëgg mais yàlla mooy sottal. waaw donc ba nga xam ne donc domaine boobu aussi yow defal li ngay def rek suñu borom fekk la si. waaw. te bañ a toppatoo dara quoi. non toppatoo boo ko defee doo dem gaay non toppatoo man nag yàlla def na. yàlla bindee na ma man sama yoon nekk si dara. dégg li waaw vas-y àggali. ba nga xam ni dama jàpp lu waay def boppam. te yaay may jaay. c'est parce que da ngay wax man tamit damay déglu waale musique bi quoi yokkal ma foofu lii mën na maa rey. ba pare Titi nga am force vocale bu exceptionnelle c'est-à-dire boo nee der je touche du bois parce que bëgguma laa catu dañuy gis woykat yi gën a mag quoi ci àddina force vocale boobu noonu c'est pas donné ah du ñëpp ko am. sant yàlla. sant yàlla. tey da sant yàlla nga ñëwee man mi bëggoon waxtaan ak détaillé. defal lu la ñu waroon développé nii. léegi ma ay sant yàlla parce que li ma lay laaj yëpp dafa intéressé téléspectateurs yi intéressé sa fans yi intéressé yi ñun ñi nga xam ni dañu lay enjoy donc man expliqué ma wala ma may la pause 12h56 moo jot xam nga lu may def. dama lay may nga pause. wax staff bi ci ginnaaw ñoom Alioune Texera ñu indi café wala ndox nga naan bu ko defee deuxième partie bi ñu gën a yaatal parce qu'on a tellement de questions yoo xamante ni bëgg nañ ko poser Titi en attendant ñuy waxtaanee dikkatina mooy single bu bees bi Titi qui prépare beaucoup de spectacles nekk ci période boo xamante ni décidé na ànd ak Sénégalais yi ànd ak ay fansam donc on va parler de tout ça juste après cette page de pub.